jërëjëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni fi toll ni tembe ginnaaw waxtu yu néew ban ko tàmbalee ñàkk gi ca université Anta Diop bu Ndakaaru yenn étudiants yi ña nga tàmbalee wa def fippu ni ñoom mënuñoo nangu ñuy laaj këyit wi wane ni da ngaa ñàkk ba noppi mbaalu ko mooy saw njàngin di am jafe-jafe lii tax na seen kàddu jib daañu ci ànd ci biir xabaar yi ci num gën a yaatoo doon ci bokk itam lu yaas bi jafe loor ci biir Ndakaaru doxandéem mi ci Ndakaaru njaay sonn tonk muranke ñàkk ponk bu nu ngoy moo ko sookeem njëg gi di gën a cher boole ca tax yi màgget gi yaakaar ci lay yem ñàkkum yaatal di ab bayal wala ëtt bu say xale mën a fooyee yëpp dañu ñëw gëstu bu Bakar Dieng ci biir xabaar yi doon ci bokk itam mbirum njàngale ci réewum Sénégal ñu ngi wàcc ubbiti école bi Dakar Plateau sumb ci wàccaay gi sous-préfet dal xel yi nee na bépp école daañu ko waajal ci bépp anam ba mu dalloo ay ndongo ndaje moom sax dañ caa profité defaaleeb natt xool li ñu génn ay examen fu ñu ca toll dancaan rek maam seen bu baabu reportage bis bi tey daañu leen càmbaxal lenn lu nekk ci biir réew mi yenn ci ay njagamaar amagul borom kër naam waaye am nañ tu tànk loolu nag doon lu askan wi di beddi ñenn ci ñoom sax dund ay benk ñu ngi koy tar soxna Ami Diouf def ab gëstu bu xóot dañ ci ñëw lii moo gën a fes nis gis Faram Fatick. ñu gëm leen cànd beek ñun ci TV tàmbali faram-fàcce xabaaru marax yi jëm ci faatu ku Cheikh Niass mii yoon da koo tegoon loxoom mu far jaare fa ñàkk bakkanam ci te ndiku ay bokkam nag ni lii xew xel mënu ko bàyyi noonu muy sedd ndax ñoom dañoo gëm ni Cheikh Niass anam gi ñu ko tegee loxo ak la xew ba mu gën a àdduna faaw mu leer ci itam dañoo bëgg yoon def liggéeyam ñooy sax dañuy bëgg ab autopsie beneen bu ñu def ngir càmbar dëggal moo ko faat ndaje ma yaatu woon lool kenn ci mbokk yi kàddoom jib ñoo ngi ko duppee kii di sëñ Thiam Assane la mu dénk Mamadou Lamine Fati. mais Cheikh andaalewul feebar def na test bi muy ñëw jabar ji bu ngeen ko gisee wala ngeen jot ko un jour dana leen ko gën a leeral mooy def na test dara jotu ko moom avant muy ñëw fii Cheikh ba fi ma la koy wax nii li ko jot mooy décédé ba mu décédé mais dara mosu koo jot. li ñu fas yéene def mooy ñu defee autopsie ba pare topp lépp ba lu ñu yàlla jox ñu jël te di wax li kii wax sànq mooy di wax ministre de l'intérieur mu jàppale ñu ci lii def liggéeyam ba mu mat sëkk te xam ne ñun ñëpp ay doomu réew mi lañu tey Cheikh téye woon na ci loxoom loo xam ne nii muy dimbale sax président de la république ndax am na projet yu bare yu mu façon yoo xam ne waroon na koo def ci réew mi ñu bare doomu réew mi di ci gis seen bopp. non Cheikh Niass teguguñ ko bët moo tax bi ñu waxee ñu bind ni Cheikh Niass def nañ ko autopsie defuñu ko autopsie gisaguñ ko te yaakaar naa bu ñu demee ba def ko autopsie xanaa duñ ko denc te yéen ñi teewee lépp du ngeen ko teewee ba ba muy jógee fii ci yaayam ñu waxtaan ak yaayam ba génn fii dara gisu ko fii la yaayam toog di ko xaar oto bu réer mu ni Cheikh Niass ndax gaa yi jàpp nañ ko ci police bi. mu doon kàddu Assane Thiam di najaay ci ndemu si yàlla Cheikh Niass mi yoon tegoon loxo cam jaare fa génn àddunoom xabaar yi wéy ci biir Sénégal bu ngeen seetloo xam ngeen ni dëkkuwaay jafe na fi lool gan ñi di ay doxandéem ci Ndakaaru war a fayam luyaas ñoom itam ñu ngi dund ay benk ña ngi koy tar jafe kër yi boole jaat cher lool wala sax noggutu bi nga xam xëy na ma ngi cay am ñu yaakaar ci lay yem kër yi xat na lool yar sa njaboot tam nekk jafe lool ci wàll googee Boubacar Dieng defub gëstu laaj ñenn ci ay fekkatu lu yaas reportage. Grand Dakar vacances yi di jeex xale yi nekk ci mbedd mi file immeuble yu bari dañu koy louer yooyu la immeuble espace bi taxul mu bari lu ne mel nag étudiant bi jàpp ni wutum koppar moo ko waral moom locataire la fii ci Grand Dakar. borom kër yi ñoom bu ñuy tabax seen kër yi bon ñoom xaalis moo leen tax a jug voilà xëy na moo tax li ci bëri tamit duñu bàyyi xel espace bi duñu bàyyi xel tamit côté sécurité bi aussi duñ ko bàyyi xel parce que ñoom nu ñuy def rek ba gagner plus d'argent ñoom noonu la ñuy seet. li mu wax bailleur bi di ko dëggal.
c'est à peu près pareil comme ici. Il y a tout là, c'est des chambres de 4,50 mètres carrés inférieurs, c'est ça 4 mètres carrés, 5, voire même 5, il y a des chambres très grandes, parce que chambre yi dañu ëppante. Mais du tey kan tabaxul genre dimension chambre yooyu noonu mënatoo ko tabax ku ci am xëy na économiser ngay gën a def. bu weesoo ñàkkum espace kaaraange gi itam demeewul noonu. non amul maanaam sécurité moom bu dëgg neexee maanaam amul sécurité parce que tey jii nii bu incendie amoon lakk-lakk wala tey jii nii dara am tey si kër gi loo xamante ni nit ki day mën a xool nu mu sauver bakkanam nit ki day des ci biir tey ñaata cas la ñu gis ay kër yoo xamante dañoo lakk mais malheureusement nit ñi amuñu fu ñu jaar pour mën a génn. comme quartier bu mel ne Grand Dakar, Médina ou des trucs comme ça defe naa kër gu nekk benn buntu la am donc su ne pom ci biir pour man ñëpp dañu war a buuxante ci même buntu boobu. ñàkkum espace ñàkkum issue de secours wala sax luy fay lakk-lakk màggetaayu bâtiment yi lii di ay jafe-jafe yoo xam ne ñuy luwe ñu ngi koy dund fii ci Sénégal bile bâtiment dafa màgget dal bi sax tàmbali naa wadd lii nag indi njàqare ci ñi fi dëkk wante ñoom ñile di xam ne ni rekk ñàkkum pexe ak moyen mu tax ñu toog fi ba léegi. Boubacar Dieng jaajëf leneen lu aaja càmbar mooy xeex mbas mi ci biir réew mi pingu gi mi ngi woy ñàkk yi maanaam UCAD ñu tàmbali campagne bi altine ba léegi ci wàllum ñàkkum étudiants yi doonte ma ngay dox ba tàmbalee ak léegi waaye gàllankoor mi ngi tàmbalee am ndax leen li feeñ mooy dañoo bëgg a jël dogal léegi étudiants yi ngir ñu dugg ci yenn barab yi faaw ñu am këyit wane ni kon dañu ñàkk ba noppi lenn nag ñoom am ñu metti ci wàllu gu ni mel ñenn jàpp ne ñàkku gi daal nañu ñàkku sax naam waaye buñ ci bëggee ba yooyu ñeneen tam jàpp ne si ñàkku gi sax nekkul lu gën ñu xus UCAD ànd fa gëstu Mamadou Dieng. yenn ci ay étudiants lank mbëbëtug def ñàkk yi mu obligatoire ci université Cheikh Anta Diop ñoom ndongo yi li ñu jàpp mooy ñàkk yi ku mu soob moo koy def. da nit mënoo ko ñëw obligé mu jël vaccin c'est pas obligatoire doo ko forcer nit ki laa bëgg wax da ku nekk yaay santé sa bopp xalaat ne lii c'est personnel quoi c'est décision personnelle la nga dem hôpital ñu jëlal la vaccin boo gëmoo ko woo ko nga toog sa kër. bu dee ci logique boobu noonu la ñu jëm je ne pense pas que ça va passer parce que les étudiants gisuma nii parce que fii tamit amul benn dëkk boo xamante ne nii war nañ leen mën a forcer vaccin. Fatou Mbodj moom ñàkku na ba pare étudiante bi di ñaax naataango ñu def li ni mel donte sax mu ngi fàttali ne ñàkk yi kenn waru ko forcer. vacciné wu na ba dama yaakaar ni instant bii nii mooy moyen bu gën a sûr pour protéger aussi vaccin nit ki aussi moom choix am bu ko neexee vacciné wu bu ko neexee bañ a vacciné wu kon waruñu forcer nit ñi pour ñu vacciné wu. Adama Traoré Ngom moom assistante de direction la ci institut bi gëstu njàngale mathématique boobaak léegi def na daanaka fanweeri at moom soxna si li mu bëgg ma ñàkk yi obligatoire madame Ngom li muy ragal la mooy xat-xat loo bi. dañ ko war a def parce que on est en période de crise sanitaire et le virus est dans l'air te ça fait des ravages donc ñu vacciné wu rek même man ni démb dama xool ma ne naa jël Johnson bi parce que j'ai vu des collègues yu ko vacciné wu ma daal di démb laay doog a vacciné wu. xam nga lekk gi c'est vital étudiants yi man selon ñu sant Diop ay waxal dañoo bëgg a lekk donc suñ leen ko tere rek dina tax ñu def li ñu leen wax. étudiants yi ñoom li ñuy ragal mooy ay yëngu-yëngu am collectif amical yu UCAD di dànkaafu ci ab communiqué direction bu COUD moom ne erreur am rectorat bi mosul wax ne ñàkk yi dañu koy forcer ci université bi. Mamadou Dieng jaajëf sikk abul ci ni étudiant lim gën a bañ mooy ko weñ loxoom moo taxit seen loxo jib na ginnaaw seen kàddu ndax nee ñu bu leen bëggee weñ seen loxo bëgg def ñàkk yi ci force dañuy taxaw gàntal duñ ci bañ ba ci sax woote front kenn ci ñoom kàddoom jib ñu ngi ko duppee Steven Damsen kenn la ci kàngam yi ngànk communication amicale yi jokkoon ak Boubacar Dieng. mbetteel bu mag dañu gis ne léegi moom dañu communiquer ne léegi pour que nga duggati indi pour que nga jàng ci amphithéâtre ci bërëbu jàngkaay wala nga dem bibliothèque il va falloir nga vacciner te loolu musul bokk ci waxtaan bi ñuy waxtaan
ñëpp d'accord que ne vaccination du obligatoire nit ki mooy seet ba mu doy ko mu dem vacciné wu et que loolu bu ñu xëyee nag gis nga pour nga dugg ci salle de cours pour nga dem ci restaurant lekk di nga vacciné wu loolu mooy vaccination obligatoire te bu boobaa dafay salfaañe li nga xam ne moom lañ gënkoon ak ñoom ñun nag duñu mën a nangu vaccination nekk obligation moo tax ñu décidé arrêté campagne de vaccination bi nga xam ne moo commencé au niveau de l'université jusqu'à ce que ñuy waxtaanaat ci ay bases yu solide loo xam ne tey ji université bi étudiant bi kenn du salfaañe ay droit am bi préciser tamit ne am na loo xam ne peut-être defuñu ko ci communiqué bi mais ci waxtaan yi lañ am yaakaar ne dinañ ko waxtaanee ak autorité mu nekk loo xam ne ci rapport avec la vaccination parce que dañu am constat bu ñu def ci ay médecins yi ñu waxtaanal mooy que vaccination balaa nga vacciner nit ki war nga def test xam ndax moom y a des tests rapides pour xam ndax moom am na feebar bi wala amu ko parce que nit individu bi nga xam ne am na feebar bi ba pare boo ko vacciné da nga koy gën a rendre fragile te loolu noonu tey fekkente ne nit ku am ay comorbidité la mun na ko faat te étudiants yi tamit peut-être ay xale lañ ñu am ñoo xam ne yor nañ ay maladies chroniques yoo xam ne tey jii tamit ñu jar a bàyyi xel la balaa ñu ko tëb di leen vacciner fekk ñoom am nañ jàngoro bi seen wér-gu-yaram di gën a nekk situation yu danger. boobee étudiants yi daanaka seen kurpañ tekk jëm ci defante école baa ngi waaj a ubbiwaat ay buntam jëm ci njàngale mi Dakar Plateau sous-préfet ba fa nekk ni xel na dal bépp école daañu ko defar bu fekkee ndox ma nga ca woon mbaa lu mën di doon teg ko ci yoon mënta ñàkk ba mu dalloo ay élèves am muy am ndaje mënu porox ndollu càmbaraale examen yu génn Sénégal ñu ne ay jéego am na naam waaye dellu ginnaaw xool naa am kon yokk jéego mënta ñàkk ci teewaayu maam seen bu bàpp donte am na ay yëngu-yëngu yu bëri yu ñu nemmeeku ci njàng meeg njàngale mi lu ci mel mbas mi résultat année scolaire 2021-2022 mën nañ ne que tane na bu ñu sukkandikoo ci inspecteur éducation bu Dakar Plateau yu ëpp 65% yu ndaw yoo xamante ne am nañ lii di CFE. parvenir nañu à faire des résultats de 65%. Ce qui est quand même acceptable parce que on est au-dessus du taux, parce que nous sommes quand même au-dessus du taux national. CFE, BFM tamit on a fait 58%, 2019 il est passé 45%, bon xool diggante 2019 ak 2021 bi il y a quand même un écart avancé nañu quand même par rapport ak li ñu daan def. ren pour abi mooy taxaw d'abord seet li ñu am comme résultat yi ñu am ni xool nan la ñu def ba améliorer ko. nan la ñuy waajalee ubbitewul l'école bi nag tamit waxtaanee nañ ko sous-préfet Dakar Plateau nag moo ngi xamle ne jël nañ matuwaay yëpp ngir mën a tàmbale lii di année scolaire bi. désinfection bi commencé na déjà suba planifié nañ ko au niveau d'arrondissement suba dinañ ko école yëpp actuellement école yëpp presque bay nañ ko li amoon problème ndox rek nañ ko te daanaka ko bariwuloon ensuite bu ñu ko pompé désinfecté ko dindi tamit. mboote yi fa nekk ak yooyu dina mën a permettre école bi accueillant pour que le 14 ak le 11 ñu mën a en tout cas accueillir enseignants ak élèves yi dans de bonnes conditions. ci wàllum kaaraange gi nag am na ay dogal yu bëri yoo xam ne jël nañ ko. sécurisation école yi nekk lu ñu soxal nañ fexe dañu xam ne école du pour commerce li nga xamante ne maanaam mooy cantine nekk ci booru école yi nañ fexe loolu rek li nga xamante ne aussi mooy jaay cantine yi ci nekk ci biir école yi tamit ak environnement école yi nañ fexe mu deñ lu tamit damay lancer un appel au maire. pour ñu bàyyi xel ci loolu parce que tamit seen responsabilité la éducation artistique boobu mën na jur ay gàllankoor sur le plan pédagogique te loolu day am influence ci résultats yi te yaakaar naa suñu njaboot lañ ñu war na ci mën a jël en charge. waajur bàjjenu gox ak association communautaire yi ñoom ñoo fi nekkoon di waxtaan bii la waxtaan nag liñ ci namm mooy nan la ñuy préparer rentrée scolaire bi nga xamante ne ndax na am ci fukki fan ak ci octobre bii ne. maam Seynabou Babou école bay waaj a ubbi Dakar di waajal fekk na bu yàggul rek waxtaan amoon nañu ni juróom-benn fukki école ak juróom-benn ci biir région de Dakar gi ndox ma da ko nangu ay pexe dina ci am waxtaan la woon diggante gouverneur la woon ak ñi ŋànk mbirum njàng ci biir Dakar xabaar yi wëy ba tey ak njàng mi ñi moom dañoo wàcc ci ubbi école bi daanaka ca teel laata fukki fan ak ñeent ci weer wi lu bëgg mooy xale yi teel a ñëw. teel a gagné temps maanaam dabaatal gi mënta ñàkk bu ko defee ñu mën leen waajal ñu daal di teel a song programme bi defum nat li dox daaw ak leen ren ji li ñu war a gën a yokk moo tax soxna Sofia Ba doxantu ba ci benn école boobu ubbi nay buntam xati reportage. lu jëm ci wàccaayu ubbite école bu ñu jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru octobre complexe académique Dakar Edu ñu ngi waajal ubbite gi di tàggat seeni ndongo ki ko sos Doudou Diakhaté mi ngi dellu siwaat ci li ko waral. ñun ñu ngi
ngi ci suñu ñaareelu étape parce que ñun suñu rentrée ça se fait en 3 étapes les cours de vacances qu'on démarre toujours à 1 mois de la rentrée mais qui dure 3 semaines donc ñu ngi ko tàmbalee le 30 août jeexal ko le 24 septembre. Pré-rentrée bi ñuy def pour 2 semaines kooku c'est obligatoire tous les élèves inscrits ci école bi dañuy ñëw fekke ko ñu rappeler n'est-ce pas li ñu defoon daaw te am solo ci classe ren bi jox leen programme bi jox leen seen liste de fourniture et tout ce qu'il faut pour que le 14 bi nga xamante ne mooy date officielle de rentrée lépp yem. mi ngi nekk ci classe examen Thiama Satou Gueye mi ngi waajal bu baax examen wu terminal yi loolee di ko war a yóbbu ci jàngam bu gën a kawe. ñoo ngi koy préparé bu baax macha allah monsieur Diakhaté mi ngi ñuy épaulé ak monsieur Diop comme révision yaa ngi avancé ñoo ngi jéem a ñafe. Après bac bi dama préparé woon def ay études de droit certes baax na ñuy basé wu suñu passion pour def liggéey bu ñu bëgg def après mais dañoo war a xool ba pare li nga xamante ne mën nañu dundal plus tard. muy kuy xelal ci wàllum njàng monsieur Diakhaté di weccoo ak équipe am ay xarañteef ngeen jàng bu gën a ñoŋ. si ñu débét ci xale yi ñaar la rek ndax école ñun dañoo jàpp ni mission am ñaari mbir la rek mooy def en sorte que xale yi li ñu war a acquérir ci ay compétences ci ay mën-mën ci ay capacités ci ay savoir-faire ñu am ko ñaareel bi mooy c'est une école boo xamante ne day def ce qu'on appelle la promotion des valeurs civiques bés bu yàlla sàkk ñi ngi jéem a tàggat xale yi ci seen nekkin en société ci biir école bi ca biir kër ga comme ca mbedd mi loolu tamit chaque année dañ ciy def ay jéego di ko évaluer est-ce que ay élèves rek lañ fi yor wala ay ñoo xamante ne ëllëg mën nañoo jëriñ seen réew. fileek ubbite gi personnel bi ñu ngi yëngu bu baax mu nekk njàng bu nar a am ci biir pandémie bi bileeg école ñu ngi sàmmonteeg mbooleeg lu waa kër docteur yi digle. Sophia Ba ñu génn école bi ca gàddu gopp yi dugg ci gott bi toj àll bi kon ña nga ca mbay ma jàppale ni kon Sénégal dafa aaja ñu am jëmtukaayu mbay yu am doole ba dem jaano ko Sédhiou ak la ko wër jàpp Kolda ña nga fay amali waxtaan ngir fexe am jëmtukaayu mbay ndax xëy na fas ak charrette li man ci mbay bëriwul am na programme bu am solo boo xam ne ay partenaires état Sénégal ñoo ko financé ngir mën a dimbali baykatu gox ba ban am jëndukaay am doole ñu xus ànd ak gëstu Seydou Diatta correspondance. naam amul mbooloo bu takku gu teewoon ci anam bañ ko jébalee waaye njëriñ ak dayo gi nga xamante ne moo nekk ci machine bi foo ko natt daanaka wees na fa rawatina fii ci bassin anam bi nga xamante ne béykat yi xeetu jumtukaay yi nu mel la ñuy soxla. machine bu bees la donc 5 secours la am barre de coupe bi 4,57 m la donc 50-40 la demee ba léegi moteur bi aussi moteur économique la 130 chevaux la donc machine bi entière lépp mécanique la amul dara électronique donc pour entretien bi ak maintenance amul problème. xeetu machine yu mel dañ koy soxla waaye bariwul ci douane bi waaye léegi doxalin bu bees bi nga xamante ne LBA amal na ko jot nañ ne léegi ñu bari lee ko ci douane bi ndaxte léeg-léeg ceeb bi ñor te ñu manqué jumtukaay. ñoo fàttoo wax sax machine bi dañ ko équipé ay chaînes ay chaînes mën a góob doom tooyee mën a ma am ndox aussi am nay pëlëm ànd naag pëlëm modèle bi dafa am aussi bien pëlëm que chaîne yi donc ñaari ci mën ko utiliser ça dépend bu tool bi mel rek ci vallée bi fii ci bassin bi boo fi bëggee liggéey il faut que nga am jumtuwaay yoo xamante ne ñu ngi méngoo jamono ju nekk te li nga xam ne moom la ñu war a taxawal fii mooy dañu war a def de telle sorte que bassin bi di mun a liggéey def ñaari campagne ci at mi maanaam di def contre saison chaude di def hivernage te loolu nag fii ku nekk xam na ne ku wax Kolda wax Anambé xam na ne ci zone boo xamante ne li muy taw dafa bëri taw yooyu mooy tax nekkul ne xeetu équipement boo jël rek mën na dugg ci tool yi ci waxtu wu nekk.
machine bi nga xamante ne baax na ci mboolem suuf rawatina fu am bànn nekk na li nga xamante ne dafay firndeel jàppandal bi nga xamante ne banque agricole moo ngi koy indil nguur gi ci wàllu mbay waaye it fësal beneen xeetu partenariat bi nga xamante ne mooy dox jamono ji diggante banque agricole moomu ak baykat yi. mu nekk xalaat boo xamante ne grâce sunu produit bi nga xam ne moom la ñu taxawal bi crédit baay dafa répondre ak ñoom bëgg-bëgg yooyu nga xamante ne moom lañ am ci kaw loolu moo tax bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañ njëkk a jox clé tey ci wàllu financement boobu mu nekk loo xam ne tàmbali la rek mais pour wan producteurs yi ak ñëpp nekk fii ne tey ku def li nga xam ne Karamba moom la def mun nga am. ñoom ñu ngi jàppale état bi ci wàllu mécanisation parce que génnee nañ produit bu bees bu tudd crédit bail maanaam producteur bi day ñëw lëkkaloog LBA nga xam ne machine bu cher yi dañ koy LBA da koy jënd jox ko producteur bi mu koy fay ndànk-ndànk dafay ko yëpp mu moom machine bi. dakk xiif nga xamante ne bokk na ci mbébétu nguur yi nga tàmbale ci yokk am yi ci wàllu mbay mi te loolu mënta am ginnaaw jumtukaay yu xam moo tax banque agricole jàpp ne lii ñu tàmbale tey daañ ko yaatal ci mboolem bi nga xamante ne fësal nañu soxla gi. Seydou Diatta ñu jógee diwaanu Kolda wàccaat fii ci Ndakaaru waxtaane ñenn ñooñ ña nga dëkk ci réewum Congo waaye daw làqu Sénégal mu leen tax a ñëw ci réew mi fukki at mi ngi niim waaye nag mbir mi du bànneexu bakkan lañ ci àndal gàllankoor yi bari na ay wéradi yu ànd ak ñàkkum dëkkuwaay toltolaan ci mbeddi Ndakaaru yi Nations Unies mi leen war a taxawu ga nga des na xambin lépp kon di ak tumuranke fii ci Ndakaaru li mel moo tax Seyna bu Baabu def doxantu seeti leen ànd ak Baawa Sow ñu teewlu. dëkkuwaay bii nag ci la ñuy yeewoo couple congolais bii nag ñëw ba Sénégal ngir mën a faju. on n'est pas venu au Sénégal. nekkul ñun ñoo andi suñu boobu Sénégal dadi nag banqaas bi nga xam ne nag moo jokkoo ci kuréelu mbootaay xeet yi te banqaas boobu mooy yor lépp lu aajo ak wàllum dawlaaxu yi moo ñu jël andi ñu fii ngir daal suma soxna mën a faju wante bi ñëwee fii ba léegi nag dossier lépp lu ci war def nañ ko ci boobu ba léegi nag ñu tàmbali ñoo xoxotal li ñuy def sax daanaka mala yi duñ ko daj te yooyu le dossier dañoo jékki rek ñu ne ñu dañoo réer kenn xamatul fu ñu nekk. Le dossier s'est disparu. bëgg loolu am ay doom tax na ba ñu ñëw fi di Sénégal waaye seen gént googu nag dafa mujjee soppaleeku nekk ab cauchemar lu toll fukki at ak benn xoqatal ak métit rek la ñuy dund. Oui, je la parce que je peux pas prendre l'enfant. dama feebar mënuma am doom loolu moo ma fi indi ngir mën a faju ñëpp dañ may reetaan nit ñi di ma saaga ku ma laal doomam nga ñaawal ma ne ma bàyyil mënoo am doom lan moo tax lan moo ko waral fukki at ak benn ma nekk fi ak sama jëkkër di dund lu métti ñi ma fi nekk ñëpp ñibbi nañ lan moo tax ñu téye ñu fi ñun. 11 ans et ma famille moi ici là pourquoi. passeport dossier médical lépp réer ñoom ñii leen nag ñoo ngi ñaan nguur gi ngir mu jàppale leen. Où est le passeport? Où est le document médical? ani passeport ani dossier médical xoolal ni ñuy dundee fii condition yu métti yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund maa ngi ñaan nguur gi def li nga xamante ne moo di yoon bu fekkee yoon am na fii Sénégal maa ngi wax ñu dimbali ñu ngir ñu génnee ñu ci li ñu ne. Je veux la justice soit faite. Si à Sénégal il y a loi. Guinée-Bissau Cameroun Sénégal yoon bi gudd na loolu ngir Mariam ak Ousmane ñi nga xam ni dund nañ ay bés yu métti ndax seen statut wu réfugié bii lee mu nekk ab couple bu déggoo donte jàngoro jaa ngi fi dundin gu métti waaye ñoom ñaar ñi nag teewul ñoo ngi bëggante ba tey di jàppante ci nakar ak ci bànneex. maam Seynabou Babou jaajëf leneen ci xibaar yegg nañ ci. reportage yu bis bi tey soxna Ami Diouf seetlu ni ci réew mii di Sénégal léeg-léeg mu am ay njagamaar naam amuñu borom kër waaye ñam tànk lu di mel nag tax na seeni njaboot dañ leen di beddi ak bët bi askan di xool leen xool bëtub am jikko yi ba nag ñoom seen ñeneen ci ñoom la ñuy dund di ay benk ñenk kese ak ñàkk ndimbal gu leen dab ca la ñuy dund ñoo seen tu tànk reportage. nekk ndaw am doom te amoo borom kër nekk lu mettee dund fi ci Sénégal mbokk xarit ba ci say wayjur ñépp beddi la lile di yàq dund xale yu jigéen yu bari.
daje nañu ak kenn ci xale yu jigéen yooyule turam ñu soppi ko tuddee ko Ami. ay atam tollu ci 25 mu wasin ay seex bu góor ak bu jigéen te kenn taxawu ko ci ay jege ñaaleem du ay waajur rawatina kii di bàyyi doomam moom nag mu daw génn seen kër ginnaaw ba mu jàppee ni ëmbam bi dina doon luy gàcceel waajuram bu jigéen. métti nag ndax di nga dégg wax bu ne ñi dinañ la gën ñi duñ la gën di nga dégg mu ne nag waa sama papa yow ko suñu waa kër sama neen bi yaay rek moo ko yëg bañ ko wax sama yaay bañ ko wax dara sama yaay rek sama yaay sama at lépp sama yaay rek loolu da nga tax ma jógee na suñu kër ñëw fi bi ne ñun fi sax moom ba am dañu sa rek. ginnaaw ay at yu mu ànd ak kim doon bëgganteel mujjanteel bi mu jëlee ci ëmb waaye waa ji bëggul woon doom ji juddu. maanaam yàgg ñu kenn ñu bàyyante ñu kenn naat moo tax ñu ay daw xooleen mu jutee ëmb bi mu toog un mois gis na ko la ma wax ko ma ko waxee ma wax na yaa ko wax na ma ko demoon na ko moom xaritam bu nekk sax mas occasion moom doon na ko du mën fay ci ay compagnie ak yooyu proposé woon na ma loolu waaye man nangu ma ko xale man dama leen a bëgg su ma leen a xool dafay am leen cëfeem muy sama xol ma leen bëgg lool. moom Ami fii ci Maison Rose la amee see xam yi ci sutura ginnaaw bu ko fi benn xaritam yebalee. benn femme boo xam ne moom daan lay liggéey ñu koy wax ITER bi ma lii dalee xaw ma fu may jëm ma ko woo femme bu baax la tamit wax dëgg ma daan jàppale ma ko woowee ne ko ma ITER mu am ginnaaw gi moo ma yebal parce que santé militaire bi nekk sa fee wala baax ma demee tamit ñooñu ñu baax na yàgg yi nañ ma am naa fa ñaari fan nekk foofu poste de santé ñoom tam ñoo mu jàppale moo ñëw fii Maison Rose. xale yu jigéen yu bëri yu dund lii Ami di jànkonteel soxla nañ ab jàppale ngir mën a génn ci yile jafe-jafe. La Maison Rose accueille. Maison Rose nag ñoo ngi fiy dajale bépp jigéen bi nga xamante ne day dund ay nakar ak ay ñaawteef ci dundam lu ci mel ni ay jigéen yoo xam ne dañu wannu lor am na ci ñoo xamante ne dañu nekk di dund ay violence physique am na ñoo xamante ne dañu leen di dóor ak ñaawteef boo mënti xalaat dajale nañ ñu mel noonu ñu nekk Maison Rose am si ñoom ñoo xamante ne fii la ñuy wës ni bi ñu commencé Maison Rose ba tey nag lu ci tolloog 200 bébé juddoo nañ fi dans la Maison Rose. at mu jot lu tolloog 20 bébé ak juróom dinañ judd fii ci Maison Rose waaye di fi dalal itam ay ndaw yu mel ni Ami wala sax ñu ko gën a méttali histoire. chaque année il en est à peu près fii ci Maison Rose nag at mu nekk lu tolloog fanweeri liir dina fi juddoo Maison Rose nag dafa nekk bërëb boo xamante ne da ngay ñëw nettali sa jaar-jaar ñu jàppale la jàppale bi nag loo xamante ne dañ lay jubóole ak ñi nga xamante ne ñoo la teg nakar mais dinañ def lépp lu ñu mën ba nga xamante ne di nga weesu lu nakar yi li nga dundoon nekkaat beneen nit. jusqu'à des fois la naissance. askanu Sénégal wéeru ci diine ak li fi ma bàyyi woon li lee tax bët bu ñuy xoolee ñi mel ni Ami xam ni jamono da leen nax duñu leen bal ndaxte dafa am neneen nuñ koy jàppee. xam nga société bu nekk dafa am nu muy doxee daa am nu muy bindoo daa am ay règles maanaam ay nu mu tëddee ay normes sociales ñu am lu ñuy bañ mu am loo xam ne aussi dañ koy nangu. te bu ñu waxee justement affaire xale bu jigéen boo xam ne amul jëkkër te mu am doom déjà dañ koy lier ak la sexualité dañuy considérer ne vraiment yow waratoo bokk sax ci société bi genre déshonneur la ñooñu généralement et malheureusement dañ leen di jàppee comme ñi nga xam dañ doon taxawaalu ba loolu dal leen jugement boobu la ñuy am moo tax déjà ñoom dañuy rejeter seen doom comme quoi que ne ànduñu ak li nga xam ne moom la def finalement xale bu jigéen bi day wéet ak boppam. yenn saay ñu leen di nax ci seen ñàkk mat wala sax di leen xooy xaalis. rejeté bi nga xam dañ koy def ci société bi dafay métti ci ñooñu et peut-être pourtant mun na am mu doon accident boo xam ne
wala moment d'inconscience boo xam ne dal na xale bu jigéen. day am parfois ay chantage économique mais également ay chantage psychologique yoo xam ne góor ki daf koy influencer jigéen bi ba tromper ko dugal ko ci yenn yi. donc parents yi am nañ ci responsabilité société bi dans sa globalité am na ci responsabilité waaye góor ñi tamit am nañ ci responsabilité. amit moo xamee ne dafa ëmb mu jaxasoo tiit tërëf comme ni muy dalee xale yu jigéen yu bari yoo xam ni àndandoo bu bon moo leen koy yóbbee. jaajëf soxna Ami Diouf waaye itam jaa ngeen jëf chante beeg ñun ITV lii moo tëj pàcc xabaaru marax yi ñu bàyyi nag la total bloc d'information bi Cheikh Hassana Fall wéyal ak invité am doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf.